Bonjour et bienvenue dans votre émission Apprendre anglais en wolof. Tey leçon numéro 6 ñu war a dugg ci present perfect simple versus present perfect continuous maanaam kañ lañ war a utiliser present perfect simple ak kañ lañ war a utiliser present perfect continuous parce que comme ni ngeen ko xamee bu nekk am na kañ lañ ko war a jëfandikoo léegi nag mën nañ dugg ci present perfect simple. bu dee nag present perfect simple ñaari condition dina yombal ñu xam kañ lañ ko war a utiliser bi ci njëkk mooy li nga def bu nga ko defee yàggul léegi nga ko def amul date précise amul lenn luy wane temps bi nga ko def maanaam léegi nga ko def te yàggul dafa mel ni nga génn sa néeg sa yaay na ndax defar nga sa néeg mun nañ jël utiliser verbe to clean mooy defar pompe nettoyer nga ne I have cleaned my room I have cleaned my room mooy defar naa sama néeg maanaam léegi nga ko defar yàggul mun nañ jëlaat aussi comme ñu ne ñee léegi lañu pare léegi ni lañ pare nga ne they have just finished they have just finished kon léegi lañ pare ils viennent juste de terminer kon buñ ko defee yàggul boobu première condition la beneen condition aussi mooy la nga xam ne dafa commencé ci passé après di nekk dëgg ba léegi ci présent bi surtout le résultat mu nekk dans le présent ñu koy xaar ci tey du commencé ci lu weesu comme son nom l'indique le present perfect maanaam présent ten dafay laalaale passé loolu mooy present perfect léegi exemple nga ne maa ngi dëkk Saint-Louis depuis 2002 laa dëkk Saint-Louis nga ne I have lived in Saint-Louis since 2002 j'habite à Saint-Louis depuis 2002 kon 2002 nga dëkk Saint-Louis te ba léegi yaa ngi ciy dëkk boo fi jógee woon nag mënatoo utiliser present perfect kon ndax amatul rapport ak présent kon gis ngeen ni ñaari conditions yi mooy tax ñu war a mën a utiliser present perfect léegi nag mën nañ jàll ci present perfect continuous kañ lañ koy utiliser. bu dee nag present perfect continuous jafewul moom action bi dafay tàmbalee ci passé di continuer ci présent bi comme present perfect simple moo tax sax ñu bokk seen present perfect mais différence bi mooy continuous bi dañuy insister ci l'action en cours comme ni ngeen nga xamee continuous mooy en continuité en cours maanaam en progression lu jeexagul dañuy insister ci defin bi ci nekkin bi dafa mel ni nga ne maa ngi toog di xaar depuis 2 heures maa ngi xaar kon maanaam yaa ngi xaar depuis 2 heures ci ginnaaw te ba léegi yaa ngi toog di xaar jugagoo dem de yaa ngi insister ci toog bi nga toog di xaar lu mat 2 heures kon looy wax I have been waiting for 2 hours maa ngi xaar depuis 2 heures ñu jëlaat beneen exemple nga ne maa ngi ci kanam télé bi depuis des heures maa ngi seetaan télé depuis ay heures kon du léegi nga commencé seetaan télé yaa ngi seetaan télé yàgg na waaye te ba léegi yaa ngi seetaan dañu goog si yaa ngi toog di seetaan maanaam jóge góor foofu lan lay wax I have been watching on TV for hours I have been watching on TV for hours kon gis ngeen present perfect continuous moom day insister ci l'action en cours loolu moo ko différencier ak simple bi kii dafay insister ci li nga nekk di def noonu te ba léegi dañu goosi kon ci gàttal lii mooy present perfect simple ak present perfect continuous kañ bu nekk kañ nañ ko war a utiliser jafewul il faut tout simplement la bonne méthode. léegi mën nañ joxe quelques exemples pour xool ndax mokk na mais balay loolu dina leen jox quelques astuces yam te ni dina leen jëriñ present perfect simple
am nay mots yam te day yombal nga xam ni boo gisee moom nga war a utiliser lu si mel ni just sax waxoon nañ ko sànq si quelques exemples lu si mel ni already mooy déjà lu si mel ni yet encore wala ever ak yeneen yamte ni dinañ ko gis progressivement nànk-nànk yooyu boo gisee da lay yombal surtout yooyu noonu cadre yooyu moom nooy da lay yombal nga xam ne lii present perfect simple la bu dee nag continuous bi am na benn mot clé bu siy faral di génn mooy for depuis parce que boo ne maay def dara depuis day wane ni yaa ngi ko doon def ci passé te ba léegi yaa ngi koy def kon mun nañ jàll ci exemple yi ba si njëkk ñu ne nga ne maa ngi defar depuis 1 heure maa ngi defar lan lañ bëgg a wane foofu est-ce que léegi ni nga commencé defar kon yaa ngi defar ci passé bi nga commencé defar depuis 1 heure ci ginnaaw te ba léegi yaa ngi nii di defar kon action bi mi ngi dem kon lan lañ war utiliser to clean lañ lay nekk verbe bi da nga naan I have been cleaning for 1 hour maa ngi defar depuis 1 heure kon ba léegi dañoo di def bokk la ñu laaj la ndax defar nga pare nga ne I have just cleaned wala I have cleaned mooy defar naa pare wala léegi laa defar boobu defar nga yàggul mais pare nga ko léegi nga ko def gis ngeen différence bi joxewaat deuxième exemple ñu ne ndax woote nga ba pare nga ne leen woote naa ba pare wala léegi laa woote action est-ce que woote nga yaa ngi woote nii ngay wax nii non woote nga yàggul waaye pare nga ko lan lañ war a utiliser est-ce que ñu ngi insister ci action en cours kon lan lañ war a utiliser avec to call woote mooy to call lu war a doon I have called wala I have already called mooy woote naa ba pare kon gis ngeen différence bi mais imaginez nit ku ne maa ngi woote depuis 5 minutes 5 minutes ngi nii maay woote kon du léegi nga commencé woote peut-être jotagoo ko 5 minutes ci ginnaaw yaa ngi woote te ba léegi nii yaa ngi woote action baa ngi dem kon la laa war a wax I have been calling for 5 minutes gis ngeen différence bi lii donc mooy différence bi jafewul il fallait tout simplement la bonne méthode lii lañ la indiloon tey ci present perfect versus present perfect continuous jërë ngeen jëf. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Learning English is so easy.